tey kii soo amoon ndox waaw ñoo ngi ci jamono corona Covid waaw tey tige bi xasum tige bi wala xànc bi xànc mi xàncum tige boobee boo ko jëloon ak xob yi ñu infuser ko waaw mën nañ cee ni gel comme gel antiseptique yi ni def kii moo ko gën a garaaw fi ñu toll nii su ma ci defee nii rek mën naa ci lijjanti su fekkee ni am naa ay problème nii ma lay wax antibactérien la antiviral la anti-staphylococcus la mais boo ko infusé nag ci benn dose nag mën nga ko def sa oto booy dem def ko sa gel bu naturel du am ay réaction cutanée du yàq dara sa yaram moom antiseptique la moom lu am doole la léegi nag soo ko boolee xasab nag moom xasum daxaar ak car wi moom daf lay daal di dimbali nag ci luñ naan choléra feebaru choléra lu mu garaaw boo jëlee xasum Dakar bi boole kaag car yi yëpp waxuma la xànc mi mais car mi bu boobaa da nga ciy mën a faj anti-diarrhée la donte Dakar itam laxatif la dinañ sa ñëw ca doom ya waaye lii dafay antibactérien boo xam dafa am doole baax ci flore intestinale bi ba pare di faj choléra d'une façon extraordinaire et par expérimentation. dugguñu sax ci wax ji waaye pour walla rek ne la bi ñu ñëwee taxaw rek bi ma xoolee car wi rek sama xel dem ci Covid 19 bi ma gis ni antiseptique bu am doole ngi nii antibiotique bu am doole ngi nii antiviral bu am doole ngi nii te nit ñi xamuñu ko kon yow jaratul bu la neexee nga jënd ay gel kii boo ko demee di ko infuser mën nga ci raxas sa loxo. alors wax nga antiseptique ci lii nii boo ko defee infusion man ci raxasu alors mais lan moo ko tee kon baax ci boo ko defee itam ci ndox mu ñuy naan comme ni ñuy def ceeb bàyyi ko ci. mën nga ko def ci ndox mais infusion am à la longue lay ragal boo ko teg ceeb c'est-à-dire mën nga ko def ci ndox ci benn temps bu yam pour raxas pour koo xamante ne biiram moo ngi daw bu metti wala muy am biir buy metti bu boobaa mën na ko def noonu mais bu dul loolu li gën rek mooy nga infuser ko ci benn temps donné ci benn jamono ci benn waxtu ak technique d'infusion yi nga xam ne jàngale woon nañ ko bu ko defee nga mën ko utiliser moo xam ci façon am na yeneen sax xeetu infusion yi ñu koy mën a booleel ci lu dul ndox loolu dinañ ci ñëw pour mën a récupérer les principes actifs récupérer molécules yi si nekk pour gën ko mën a jariñoo mais loolu c'est purement technique defe naa ni jarul ñu si ñëw. alors ñu ngi waxtaanee Dakar sang bi xasum Dakar bii nga xam ni ci wolof dañ naan aqi Dakar ndax am ñoo xam ne dañu koy xolli nii daal di koy dëbb def ko sunguf yenn saa yi sax bu nit foxajee ñu tef ko ci takk ko ñu ni day tas deret ji mais Dakar yooyu yëpp xëy na c'est traditionnel mais aqi xasu Dakar. xam nga li nga wax noonu sax ci nit ku damm ku rëq. koo xam dafa am insuffisance veineuse. boo ko tafee ci tàngam effectivement dafa baax ci deret ji mais en même temps dafay faj damm. loolu dinañ ci ñëw am na tamit technique bu ñu koy defee mais xasum Dakar muy xas mi moom exactement ci li mu gën a baax ci ñaar la ci biir ak ci graisse ci naka dafa am acide acétique parce que Dakar bëri acide am na acide tartarique am na acide uronique am na acide citrique am na acide acétique acide acétique bi ci nekk ak acide citrique bii ci xas mi te riche lool moom lan mooy mbiram parce que c'est très important acide acétique bi brûleur de graisse la moo tax Biokénéa liggéey nañ ci benn tee boo xam ni beneen yoon dinaa la ko wan bu ñu tuddee fine forme c'est-à-dire ku jigéen wala ku góor ku am biir bu rëy wala mu bëgg am forme bu rafet de manière générale mais biir bu rëy wala mu am yaram de trop lu ñu naan obésité acide acétique bi ci nekk dafay benn bu fekkee ni dafa nit ki dafay lekk dafay jël ñam woowu décomposer ko dégrader ñam bi
de telle sorte que def ko ay molécules yu gën a ndaw biir bi mën ko digérer rapidement mais en même temps graisse gi nekk ci biir bi surtout graisse yi nekk ci biir ak ci yaram bi ak ci yenn parties yi moom acide acétique bi ci nekk daf koy tas daf koy brûler daf koy lakk ba nit ki su fekkee ni moo ngi jël xas mi ak technique bi mu ko war a jëlee ak composition yi mu ko war a jëlee mën naa perdre minimum 5 kilos ci benn diir wu gàtt gàtt moo tax fine forme bi nga xam ne Biokéna indi na ko moom fine forme dafa am acide acétique moom fine forme mais ñun dañ ci dugalal acide hyaluronique. kon de non seulement dafay wàññi sa taille jox la taille bu rafet mais day defar sa peau. bien sûr acide bi day defar sa peau mais dama lay wax beneen affaire ci biir acide boobu ak acide acétique bi Biokéna def na ci pommade boo xam ne partie yi nga xam ne dafa bëri graisse sa yaram. boo ko ciy diw dafay wàññeeku. donc. comme ñi am biir. ñi am biir ñi am yaram ay frotté yoo xam ne da koy dindi mais def ko ay thé minceur thé yoo xam ni su fekkee ni nit ki moo ngi koy naan ak acide acétique bu ci nekk. ak acide hyaluronique bi ci nekk wala uronique dafay tax nit ki graisse am fondre graisse gi seey yaram bi rës pas rës bu ñaaw mais dindi tout ce qui est cholestérol moo tax acide acétique bi itam dafa baax ci ñi nga xam ne dañu am cholestérol bu ëpp seen yaram. dafay wàcce jabet. waaw am na ñuy wax loolu de. waaye soo ma yóbbu woon ca béer. waaw muy béria kon dinaa la wax ne la par exemple béer moo ko mën ci jabet garab yi ko mën ci jabet dafa bari moom li ci nekk dafay yóbbu nit ki ci mu wàcce cholestérol am brûler graisse am lakk ko donc te jabet bu fekkee ni cholestérol bi wàññeeku na graisse gi bari gi dañ na kon loolu dafa baax ci ki xam ne dafa am jabet mu dimbali ko ba pare gën a mën a wàcce suukaram parce que ñaari facteurs yooyu muy graisse gi muy yaram bu bari bi loolu dafay gën a favoriser suukar si te dafay gën a tax nit ki am problème pour yóbbu glucose bi mu génn ci yaram bi donc day am problème donc fi mu baaxee nekkul ne diabète bi Tamarindus indica da koy faj non non dafay dimbali la diabétique mais ça ne soigne pas ça ne guérit pas ça ne traite pas exactement diabète non non c'est impossible mais dafay dimbali diabétique bi gis naa ko fu bëri au contraire am na ñoo xam dañuy jël fruit bi. waaw doomu Dakar bi ci waxam. doomu Dakar bi waa gis nga doom bi pour di ko fajee di ko defar di ko def ci cere déjà dugub bi nga koy def laaxu suba teel di ko lekk dugub boobu dafa am glucose te dugub boobu la ca nekk ca suukar dafa ëpp doole sax li nga yaakaar ba day yóbbu nit ki jabeetam gën a yéeg donc du coup soo ko booleeg Dakar bi nag kii nii doom bi waaw xam nga xas mi moom day fajaale ulcère gastrique loolu dinañ ci ñëw ci beleen pansement gastrique la ndax acide hyaluronique bi ci nekk yàgg naa ci waxtaanee mais doom bi dafa am ñaari mbir yu ci nekk doom bi muy ñam bi laxatif la maanaam dafay ku seere wala ku bëgg nàndulu wala ku bëgg biiram daw parce que dafa am benn acide bu ci nekk muy acide tartarique waaye itam dafa am wexaay wala cafka googu nekk ci Dakar moom itam dafay décomposer ñam yi dégrader ñam yi ba nit ki di mën a digérer kon dafa baax ci digestion ku am digestion difficile ndax acide tartarique bi ci nekk waaye itam dafay yokku ci ki nga xam ni moo ngi lekk te amul appétit moo tax nga gis jigéen ñi bu ñuy togg ceeb jël Dakar ji def ci marine def ko nam ba mu baax nga seetlu ni ñoom bu ñuy lekk ñooy mujj ca bool ba ndax exhausteur de goût c'est-à-dire yokkukatu bëgg lekk gi nga xam ne dañuy am appétit de plus manger nga xam ne da lay jox cawarte nga gën a lekk acide tartarique bi ci nekk la nga xam ne saa yoon yaa ngi laal Dakar ji di laal ceeb bi di laal jën bi da ngay gën a lekk acide booboo tax nag moo lay jox nag cawartey lekk gi moo lay jox bëgg-bëgg lekk gi kon nga gis ne sax même ku amul appétit su tegee Dakar ji wala muy faral di utiliser Dakar suba teel non seulement day am appétit parce que su fekkee da nga utiliser Dakar bi ci suba gi
lekk ko nit ki da ngay non seulement da ngay digérer plus facilement di dem wanag plus facilement waaye itam mu yokk goût mu yokk appétit bi nga xam ni moom la nit ki amoon loo am appétit booy lekk Dakar wala nga koy ndekkee suba bu añ jotee la ngay lekk dafay ëpp mais acide tartarique bi ci nekk itam anti-âge la parce que antioxydant la c'est-à-dire dafay tax nit ki du am problème mu lu ñu naan stress oxydatif c'est-à-dire nit ki parce que radicaux libres yi waxoon naa ko ay plombe ak yooyu nga xam ni dafay tax nit ki gën a am ay feebaru cancer ay yeneen xeetu feebar acide tartarique bii ci nekk dafay tax nit ki non seulement du màgget bu gaaw anti-âge la comme ni mu nekkee ci acide hyaluronique mais parce que dafay làbbali dafay dimbali cellules souches yi ci ñu gën a bari gën a baax waaye itam dafay dimbali nit ki ci boppam ci mu mucc si feebar yu mel ni cancer ak yenn feebar yi nga xamante ni feebar yu doy waar la bu ko defee nit ki day am appétit day mën a lekk day am doole day am kattan antioxydant la anti-inflammatoire la parce que tam ñi nga xam dañu am asthme xale yi am asthme ak nit ñi am asthme bu ñuy utiliser doomu Dakar ji daf leen di dimbali ndax dafa baax ci bronche yi ak bronchiole yi nga xam waxoon naa la ne la bronchiole yi nga xam ni moom la nit ki di dundee daf koy dimbali su fekkee ni bronche yi dafa fat wala mu am inflammation mu rétrécir mu gën a xat ngelaw li day am jafe-jafe ci dem ci poumon yi ndax bronche genre raakool la rek bu jëm ci poumon yi pour nit ki di gën a mën a noyyi léegi nag suy utiliser bu dee xale la wala mag suba teel gi muy utiliser laaxu Dakar bii te bañ a am jabet parce que soo amee jabet rek mu yéegal ko parce que dama gis sunu mbokk yu bari am jabet dañ naan laaxu Dakar lay lekk. laaxu Dakar baaxul ci jabet. baaxul ci jabet. doomu Dakar bi itam day yéegal suukar waaye du ko wàcc donte dafa am acidité boobu pour ñam yi rek la baax waaye baaxul ci suukar si. c'est très important kon nga gis ni xas mi moom ci ku bëgg a jeex la waaye doom yi wax naa la njariñam dëgg-dëgg fi mu ne waaye nag doom yi ni muy dawee biir boo jëloon kemb bi nga weer ko ba mu wow nga dëbb ko mën na ñaar mën na faj rëq-rëq bi nga waxoon wala ku am ay dagg-dagg waaye noonu ñam bi di dawee biir di laxatif noonu la doom bi boo ko dëbbee def ko sunguf di antibactérien ba pare nag di antidiarrhéique c'est-à-dire nit ki ñam bi day daw biiram xoox bi di arrêté biir bi daw bi fa tabaarakallah nga gis ni laar magie mbégte mu nekk ci garab bu ko nit ñi xamoon nga xam ko li ci nekk ci ay acidité li ci nekk ci ay molécules yoo xam ni mën nañ ko séparer génne ko muy faj ay jàngoro yu dul jeex donc loolu moo jëm exactement ci xas mi nga ma laaj ak doom yi nga ma laaj. dinaa ci dellu soit parce que am nañ ci ay xalaat ak ay plan yu ñu ciy nas parce que li nga junj sànq ci wàllu doom bi ni ñu koy jëfandikoo xëy na moo lay jox appétit ndax acide bi ci nekk yëpp bioconné am na ci xalaat bu lu mu ci mën di doon doo ñëw ci Dakar gi di xas léegi. waaye infusion lañ la koy defal jox la ko nga def ko ci taas mën ko bénéficier woo comme ni ñu ko waxee te mu génn ci wàllu xam-xam loolu leneen la ci kanam tuuti bu ñu eggalee suñu waxtaan dinaa toog ak sëñ bi laaj ak tontu ci wàllu boobu. alors matière bi ñu desee ci garab gi ñu taxaw ni ci dàtt bi sang bi mooy reen bi reenu Dakar est-ce que am na nu mu mën waaw. reenu Dakar moom dafa baax ci ñaar. waaye damay wax ci gim gën a baax na ci wàllu digestion parce que Dakar léppam nag dafa baax ci digestion waaye dafa am saponine parce que garab bi dafa am alcaloïde am ay tannin am sesquiterpène waxoon naa garab bi lu am doole la ci virus donc sesquiterpène bi ci nekk en même temps dafa baax ci booy utiliser Dakar ci jamonoy sibbiru boo sibbiru woon di utiliser Dakar ci diiru ñetti fan parasite boobu ñu naan anophèle da ngay gis nit ki dafay wàññeeku ci yaramam mu gën a jëm ci wér loolu c'est très important donc reen wi nag dafa am saponine waxoon naa la saponine ca grec savon ca uul ci Parkia bigelobosa
ma waxoon la ne la ni tax ñu tuddee ko saponine parce que savon la day nettoyer day raxas non seulement day nettoyer tube digestif bi nettoyer biir bi mais dafay nettoyer les artères et les vaisseaux sanguins loolu mu jur lan moo tax ñiy wax ni reenu Dakar dafa baax ci ngóoru dëgg la parce que dafay raxas artères yi raxas veines yi yooyu nga xam ni deret ji ci lay jaar pour mu mën a am plus de dilatation plus afflux sanguin maanaam deret ji nga baal ma di gën a jàll ci jaaruwaay bi di mën a dem ci sàkkar si pour mën a am érection bu baax kon reenu Dakar muy racines yi dafa am saponine di savon. mais dafa am na ñu koy jëfandikoo quand même parce que gis naa yenn saa yi ñuy jaay sungufu reenu Dakar ak sungufu xasum Dakar. waaw xam nga am na ñu koy jaay sax pour di ci faj jabet wax naa la ne loolu du am te kii itam li ma la wax c'est que techniquement parlant dama la wax ne la dafa am lii mais qu'est-ce qu'il faut faire pour loolu mën la jariñ ndax reen bi ngay naan 200 bërigo wala sunguf bi wala il faut que nga boole 1 plus 1 mu jox la 2 c'est-à-dire il faut plusieurs molécules parfois pour mën a régler benn problème ci plante parce que nit ki nga xamante ni dafa am diabète nit ki nga xamante ni dafa am tension nit ki nga xamante ni dafa am problème mu stress nit ki nga xam dafa am asthénie sexuelle par exemple comme asthénie sexuelle wala benn façon dysfonctionnement bi boo ko joxee reen bi du wér ki nga soxla mooy koo xamante ni en réalité gis nga yàlla ni muy bindee garab saponine bi ci nekk ki am diabète wala mu am tension wala mu am maladie circulation sanguine wala mu am hémorroïde parce que garab bi bëri ni si fajoo hémorroïde du question dafay faj hémorroïde dafa baax rek ci bépp maladie circulation sanguine ndax saponine bi ci nekk ak antioxydant anti-inflammatoire la dëgg la waaye dëgg-dëgg du jóg rek ngir faj hémorroïde par rapport ak garab goo xam da nga koy utiliser léegi mu faj la hémorroïde kii itam ki nga xamante ni dafa reen bi ki nga xam dafa am problème mu diabète wala tension wala hémorroïde mu indil ko dysfonctionnement érectile soo koy faj boo ko ci boolee dina ko dimbali parce que dina nettoyer vaisseaux yi dina nettoyer artères yi parce que ku wax maladie circulation sanguine ku wax maladie cardiovasculaire soxla loo xamante ni dafay nettoyer les artères nettoyer les vaisseaux sanguins donc il faut à la fois nga xam techniquement ce qu'il faut lu dal nit ki ak ban garab léegi nag ki nga xam ne beneen feebar la am kooku bu naanee reenu Dakar la taxoon mu tële ba tey moo ngi ca deret ja ses na amul diabète amul tension peut-être problème stress rek la am peut-être problème mu asthénie fatigue sexuelle la am kooku da nga koy booster ci d'autres plantes avec d'autres molécules mais pas ci saponine. dama gis ñu ci def ay jus yenn saa yi ñu wax ay jus tamarin même ci grande surface yi jigéen ñi di ko jaay ma bëggoon a xam jus wu Dakar moom tamarin lan la. mais sëriñ bi jus tamarin muy Dakar li ma la wax ni moom lay def. di joxe appétit di baax ci biir dama la fooyteef la su ma waxee léeg-léeg am na ñu may traité dama naan la day lekk ñetti fooyteef maanaam ñu déggul fooyteef mooy fruit par bis yow nga ne naa dem uti pomme wala banana wala orange wala raisin sëriñ bi kii fooyteef la nit dana ñëw ma la dama uti solom ak dànk ak uul nga di ma ko lekkal parce que c'est mieux pour moo gën ci yow moo ëpp ay ferñeent que ki dem lekk pomme bi kii lekk pomme amaale na benn acide boo xamante ni moo ngi ci Dakar kon nga gis ni vinaigre cidre nga xam ni pomme lañ koy defaree li mu am Dakar am na ko muy acide acétique muy acide citrique acide boobu mooy tax nit tuuti. day wàññi moo tax nit buy utiliser yenn pomme itam di utiliser pomme wala yenn yi mën na indi minceur. d'accord dinaa ñëw ci minceur bu bio Kenya bi mais sang bi comme nañu jëkkante waxtu bi dama bëgg nga wax ma ci xobu Dakar lan la man. xobu Dakar nag sëriñ bi. waaw Dakar dafa dëgër xob bi moom wax dëgg yàlla li mu gën a mën mooy diggante put. mën na ci jabet mais dama bëgg nit ñi xam ni tey Dakar dee su ko fajee jabet donte mën na ci dara waxuma du ko faj de waaye dee su ko fajee jabet pour jàpp ni rek day wàtte toowu glycémie bi glycose suukar si wàcc ci saa si déedéet mais dafa am ay luy waral jabet
te yooyu moom daf koy dimbali kon foofu lay fajee jabet mais pas spécifiquement nga ne garab gii day faj jabet xob yi kon baax na ci waaye xob yi ci lu mu gën a baax te loolu musuma la ko wax mooy ci wàllu glaucome wàllu hémorragie ñi nga xamante ni dañu am glaucome xam nga glaucome feebar bu bari la si sunu jamono surtout ci ñun nit ñu ñuul ñi sabab mën na nekk lu bari mën na nekk sax koo xam ni ndono la mën na nekk mais liy waral glaucome tension oculaire la maanaam bët bi moom xam nga bët deret da ciy dox pression biy dox ci bët bi su fekkee ni dafa bari te bari boobu li koy waral mooy bët dafa am ndox am liquide boobu suy génn lu bari dafay yokk pression bi nga xamante ni nii mooy pression sanguine bi muy deret ji léegi nag xobu daqaar yi comme dafay bloquer benn liquide boobu ci muy génn lu bari ñaareel ba dafay jàllale dafay yóbbu dafay doxal ndox ma mu dem bu ko defee nag mu mën a dimbali nit ki ba nerf optique yi duñu yàqu parce que glaucome baatu grec la mooy glaucos bët yu lëndëm yu bëla yu def nangam nit ki su fe xam nga neer yi diggante sa bët bi ak neer bi jëm ca yuur ga ci cerveau ba dañoo lëkkaloo bët bi su xoolee caméraman bi nerf optique bi muy sidit bi wala nerf bi nga xam ni moo sax ca yuur ba da koy jox message ba nii nga telee tey taataan sama wax ji mën ko jàllale information bi jàll caméraman bi yor ay bët caméra bi yori bët mu mën ko jàllale ci seen TV mu jàll nit ñi seetaan ko c'est la même chose que bët bi nag bu xoolee dafay transmettre message bi nerf bee ko war a transmettre cerveau bi su fekkee nag nerf boobu day jot deret ju bari juy daw comme yaram ku am AVC comme ku am tension ba am AVC wala sidit yi ses nerfs wala ses veines wala ses artères mujj sonn wala les muscles du cœur mujj sonn ba mu am problème mu cœur noonee la pression deret ji jaar foofu mën a sonalee nerf bi ba nerf nit ki ba bët yi nerf bi commencé fatigué commencé sonn ba mujj sax nag mu jural ko ak gumba wala bët yuy lëndëm li ci ëpp nag su fekkee nit ki traité wu ko du feebar buy wér ku ne la day wéral glaucome xamul glaucome ku ne la day wéral diabète xamul diabète ku ne la day wéral tension xamul tension soo gisee yenn docteurs yi di reetaan ñenn ñuy wax fajkatu cosaan parce que l'incohérence et l'incompétence dafa rëy l'ignorance te sëñ bi ignorance kenn du ko pardonner ba pare di wax loo xam ne ki xam day bëgg a daw su fekkoon ne gaynde dégg na ko sax gaynde gi ci boppam day daw parce que l'ignorance lëndëm la glaucome mën nga ko traiter waaye kenn du ko wéral ça fait partie des maladies chroniques xob bii nag dafay bloquer ndox moomu dimbali ko ci évacuation bi pression bi régulier pression bi normal nerf ba la ca jotoon yàqu na du docteur bu ñuul wala bu tubaab boo xam ni mën naa faj glaucome ba mu wér c'est impossible du opération itam du ab tuufaay itam nag mais meilleur traitement moom laa tuddee HGL 323 nga xam ni yeneen xeetu garab sax da nga tombé ci glaucome rek parfois dinaa waxtaanee garab fekk ne garab ba man duma ko sax fajee parce que am naa yeneen astuce ak yeneen xeetu garab yu ëpp doole ci ay acide ci ay molécules yu ma gën a soxla pour mën a diminuer pression sanguine bi pour mën a évacuer liquide boobu nga xam ni moo ngi ci bëtu nit ki ba mën ko traiter traitement bu gën a mais di nga ci wax li ci nekk ci xam-xam ngir mën a jariñoo xëy na ñi koy jëfandikoo wala ñu ñuy digal ñu koy jëfandikoo. loolu laa ci jublu.